asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki Juste Info seen mbokk seen xarit Adjuma Ka maa ngi dellu siwaat di leen nuyuwaat bu baax a baax te di leen ziar kilifa yu tedd yi nga xam ne ñoo ngi ci biir groupe bi yëpp ba ci ñun ñi nga xam ne ñoo ci gën a suufe ginnaaw loolu xanaa di leen wax ni rek tey moom dañuy dalal xam naa ne ci kanam tuuti rek kilifa bu mag macha allah goo xam ne nekkul ci réew mi waaye mu ngi biti réew mu ngi ci Amérique incha allah yor fa rajo bu am solo wax dëgg yàlla di def liggéey bu am solo ci bëgg réewam waaye bëgg réewam dem ci kanam tey moom la ñuy dalal ci kanam tuuti rek 22h su neexee yàlla fii ci Juste Info dinañ ko laaj ay laaj incha allah mu dolli ñu it ci yu bari yoo xam ne xëy na xamuñu ko woon ci ñoom wàll wa ñu féete ak ñu nit luñ ci mën a am ci loo xam ne lu ñuy jëriñ la loo xam ne day jóge ci moom it dañuy jël su neexee yàlla léegi nag xam naa ne ci kanam tuuti rek 22h su neexee yàlla Njawar Diop la ñuy dalal moom mooy ki nga xam ne moo jiite rajo bi nga xam ne moo tudd Sunu Kër FM bi nekk Los Angeles tey moom la ñuy dalal ci kanam tuuti ñu koy ñaanal yàlla it parce que télévision bi aussi moo ñànku yàlla na ko yàlla sottal incha allah ci kanam tuuti rek su neexee yàlla asalaamaaleykum. Juste Info ba léegi liñ ciy dolli tuuti rek loo xam ne bariwul mooy rajo bi aussi ku fekkee ku ko bëgg a télécharger ku ne incha allah da ngay dem Play Store nga télécharger fa rajo Sunu Kër FM voilà léegi xam naa dinañ leen wàcceel logo bi léegi rek incha allah. logo rajo bi nga xam ne sooy téléchargé soo demee ci application bi di ko téléchargé rek soo xoolee logo bi rek mu méngoog biñ lay wàccel ci suuf di nga gis rajo bi voilà di lundi aussi di lundi au jeudi mun naa ni ñoom direct la ñuy def li ci des nag dañu fay faral di dalal ay gan yu bari incha allah yal na yàlla barkeel waaw ñoo ngi leen di wàcceel léegi logo bi ndax ngeen. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki Juste Info seen mbokk seen xarit Adjuma Ka maa ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen ziar vraiment di kontaan lool ci suñu gan gu tedd gi ñuy dalal tey muy PDG di kilifa gi nga xam ne moo jiite rajo boobu nga xam ne moo nekk Los Angeles mu ñu koy wax Sunu Kër FM. kon kilifa googu la ñuy dalal tey muy Njawar Diop su fekkee ni Njawar yaa ngi may dégg ñoo ngi lay dalal ci groupe bi di la bàyyi nga dugg si nuyoo ak waa Juste Info. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Adjuma Ka maa ngi lay nuyu di nuyu aussi sénégalais yi nekk yëpp ci biir groupe bi nga créé sur WhatsApp nga tuddee ko Juste Info. maa ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen tatagal di la ñaanal jàmm yow tamit pour invitation bi nga ma defal di la ci sant di la ci gërëm. kon asalaamaaleykum wa rahmatullah kon ñoo ngi lay fay nuyoo sëñ Njawar ñoo ngi lay fay nuyoo di kontaan lool nag vraiment xam nañ ni wax dëgg yàlla émission bi dañu xaw a mel ni ñu ko improviser sànq rek ci boori 18h wala 17h ci lañ ko improviser. léegi xam naa ne question bi ma lay njëkk a laaj mooy su ma la doon laaj tey kan mooy Njawar Diop tey lan nga may toog incha allah maa ngi lay nuyu Njawar Diop mu ngi juddoo Sénégal jànge école Liberté 1 jànge lycée Blaise Diagne fa laa amee sama bac dem INSEPS jóge foofu dem fac droit bi ma amee sama dëkk nag ci laa demee tukki Italie doon fa def sport ci benn club bu ñuy wax Centro Universitario e Sportivo di Torino def naa fa ñaari at di daw athlétisme di tukki ci biir Italie di compétir ci foofu laa amee bourse boo xamante ne Université Arizona moo ma ko joxoon noonu laa ñëwee Amérique en 2002 fii laa jàngee nag ba am bachelor en sciences politiques mineur en journalisme
am fi aussi benn bachelor ci wàllum langue yi maanaam les langues internationales yi nga xam mooy Italie ak espagnol di liggéey aussi comme infirmier depuis 2006 loolu mooy li nga xam ne si wàllu profession moom laa am ci wàllu li ma jàng journalisme bi ma paree moo ma obligé woon ma ubbi site sunukër.com def fa benn rajo en ligne moom moo mujj dem ba tey ma soppi tur bi tuddee ko Sunukër FM ndax dafa amoon benn fréquence bu ma doon lijjanti ci Los Angeles il fallait que ma changer tur bi pour jox ko une envergure continentale moo tax ma tuddee ko Sunukër FM même bu fekkee ne bi ma koy créer aussi man ak ñeneen ñoo xam ne du ñu woon ay africains ñoo ci doon yëngatu waaye bi ñu paree ci école bi ñëpp dañoo nekk ci yeneeni business yeneeni mbir man nag ma continuer ko kooku daal mooy Ndiawar Diop dëkk fii ci Los Angeles nag depuis septembre déggal ma ne ci Californie laay wax depuis septembre 2002 fii laa dëkk maak samay soxna am ñetti doom ñaari doom yu jigéen ak benn doom bu góor loolu daal laa mën a wax ci sama jëmm ji. jërëjëf sëñ Ndiawar vraiment parcours bu am solo waaye li ma ci xaw a jaaxal mooy ci biir toujours ci parcours bi xam naa ni parcours journalisme bi daal moo gën a fës ci li ñu gis bokk ci li ñuy jàngat waaye ana lan moo indi aussi maanaam liggéeyum infirmier bi aussi lan moo tax loolu mën a war a mën a nekk. asalaamaaleykum ajuma xam nga dëkk boo tukki dëkk boo dem da ngay seet li nga xam ne moom moo la tax a jóg immigration dafa am ñoo xam ne dañoo dem rek jàngi wuti xam-xam doon ay étudiants comme ni ko sunu mag yi daan defee en France am na ba tey ji Amérique ñoo xam ne bu ñu fi ñëwee jàng rek moo leen fi indi am ñoo xam ne dañoo ñëw pour liggéey si comme que ñun nag dañoo jóge ci famille boo xamante ne daal bu modeste la daanaka lépp la ñu boole wutum xam-xam ak wutum opportunité donc bi ma ñëwee États-Unis li ma njëkk a laajte en tant que étudiant mooy lan laa mën a def loo xamante ne su ma koy liggéey maanaam duñu xool ndax boobu dégguma anglais bi ñuy jàng Sénégal boo ñëwee fii nii doo ko dégg dafay wuute daanaka yow boo waxee dinañ xam yow li nga wax mais ñoom bu ñu waxee difficulté bi ngay njëkk a am mooy ñoom lan la ñuy wax donc pour ma éviter barrière boobu dama laajte lan laa mën a def ci lañ ma waxee ne ma instant bii nii am na ay cours yu ñuy joxe yoo xam ne da ngay nekk aide infirmier donc loolu laa njëkk a def même bi may jàng maa ngi nekk aide infirmier bi ma demee nag ba xam ne boo jàngaatee di nga amaat lu ko gën ci laa jàngee pour def license vocational nurse ma commencé ko bi ma ko amee rek ci saa si la ma état Californie embauché en 2007 waaw mu embauché ma te fekk sax pareegu ma woon sama jàng ma commencé di fa liggéey mais en même temps may liggéey foofu comme infirmier di jox garab prisonnier yi def naa fa daal 12 ans yoo xamante ne liggéey naa ko fa léegi nag continuer nag di jàng delluwaat ci université bi di jàng di def full time nag mooy maa ngi jàng à temps plein ba ma am sama bachelor ak lijaase yi nga xamante ne wax naa ko fi sànq daal donc infirmier bi mbirum survie la te dafa am jaamu yàlla bu ci nekk mooy di da ngay fekk ay nit vraiment yu jaaxle nga leen di non seulement xaalis bi nga ciy am mais da ngay dalal ay xelu nit ay nit wóolu la bu ñu la gisee sax dañ lay jox statut docteur alors que yow da nga leen di rendre confortable ñoo xamante ne boo demee bu mënu leen faj sax da ngay dalal seen xel waaw loolu moo waral ma à la fin même bu fekkee ne mbirum opportunité la dama dem ba bëgg ko ba mënatuma koo bàyyi daal mu neex ma lool parce que dama ci découvrir lu bëri loo xam ne xaw ma ko woon. sëñ Ndiawar vraiment macha allah kontaan nañu lool ci réponse yu am solo yooyu nga ñu indil ginnaaw loolu aussi beneen question bi ma lay posé it gis naa ni aussi yaa ngi yëngu ci social
parce que am nay daara ak ay bërëb yoo xam ne ay nga fay jaamu yàlla waaye des fois di nga leen di dimbali ci lu jëm ci ay garab ak yu mel noonu loolu it naka la salaamaaleykum ajuma xam nga tamit nag ñun ay jullit lañu ay jullit lañu te ñun ñëpp bëgg nañu bu ëllëgee bu ñu génnee àdduna ñu dem àjjana loolu la ñuy liggéey donc jullit moom dafay wut lépp loo xam ne lu baax la loo xam ne boo ko defee yàlla defal la ci ngërëm maanaam nga jaamu yàlla ci nit ñi loolu moo ñu yóbbu ci couche bu diminué boobu nga xamante ne ñoom la ñuy woowe ay taalibe mais ñoom la ñuy woowe aussi ay daara xam nga ñooñu ci daara yi la ñu nekk loo fa def yàlla rek moo tax nga koy def defuloo ko pour que ay nit gërëm la defuloo ko pour que maanaam yow nga kontaan lu dul ngërëmu yàlla rek nga siy wut te comme que ñoom bëriwuñu ñu ngi leen di dimbalee yaakaar naa ne yoon wu gaaw la daal pour wut tiyaaba donc man loolu daf ma intéressé en tant que musulman moo taxoon ma sawar ci mu am ay daara yoo xamante ne daara yu nekk ca Kaolack la daanaka sax ñooñu laa njëkk a tàmbalee ndax dama amoon sama benn xarit bu tudd Cheikh Ahmed Dame Niass mu nekk jeune nekk doomu sëñ Sidi Niass sëñ Sidi Niass nag Cheikh Ahmed Dame Niass doomu Baye Niass moom moo ko jur comme que jeune la ma xamanteek moom bi ma xamee ne dafa am daara laa tàmbali nag di fa liggéey lu daara yu soxla ma jël ci man li ma am jëndal leen ko waaw ci wàll wu nekk daal def ci yéene sama njaboot gi yëpp rek noonu laa demee tamit ba am beneen daara bu nekk Louga boo xamante ne sëñ Abdoulahan Mbàkke moo ko moom ñoom ñëpp ñu ñàkk moyen ma ciy jaamu yàlla rek ba bi ma xamee ne dañuy soxla ay garab yu ñuy fajoo ci laa leen wutalee ay garab ay garab yoo xamante ne day faj douleur day faj góom ay bandage mooy bandage ay coton ak alcool ak mercurochrome ak yëpp loo xamante ne nit daal moom la ñuy wax first aid mooy premier soin ma wut ko nag jox ko benn GP mu yóbbul leen ko donc li tax sax ñu koy def te bëgg aussi nit ñi xam ko du pour wonewu mais dañu bëgg ñooñu parce que sénégalais dafay roy sénégalais dafay roy boo gisee lu baax li ñuy def di ko nëbb te lu boñ li ñuy def lépp média yi ñu ngi koy wone moom mooy banaliser lu bon ba nga xamante ne ñëpp dañuy defe ne def ko dara newu ci moo tax ère bu ñu toll nii képp ku xàllu yoon woo xam ne yoon wu baax la pas médiatiser ko pour ngandalu mais médiatiser ko pour nit ñu roy la pour man loolu nécessité la ci jamono ji parce que dañoo nekk ci ñaari courant yu xeex banaliser def lu bon négliger lu baax dañu cee toll donc li ñu war a def mooy koo xamante ne lu dimbal booy defal ay nit surtout ñoo xam ne dañoo soxla ndimbal te ñu fàtte leen ñu fàttali ko ñeneen ñi bu ko defee ñooñu tamit dem yëngatu ci parce que ñi nga xam ne ñoo ànd ak seytaane te di ci yëngatu ci kaw ñoom nëbbutuñ ko ñoom la ñuy jox plateau télé yi ñoom la ñu jox li ñuy def distraction yi ba nga xam ne léegi lépp lu bon dañ koo banaliser quoi parce que da nga naan non amoon na fi donc daal maa ngi ciy woo sénégalais yëpp yi ko mën moo xam sëriñu daara bu nekk ci koñ bi la boo toggee ba pare nga def benn extra potu ceeb tibbal ndongo yi même buñ ko ñamee bu ko juróomi nit ñamee bu subaa ñeneen juróomi nit ñam ko au moins ñoom dinañ xam lan la ceeb bu neex di saf ceeb bu neex boo xam ne kenn jaxasewu ko quoi jaxase ay suppu kànja ak maa fekk domada quoi comme ni ko suñu mbokk séeréer yi di defee duñ ko mën a demee noonu daal loolu daal laa xam ne ku ko mën a def nga def ko ndax dañ leen a fàtte te boo xoolee aussi nitu daara yi dañ leen di marginaliser école yi dañuy dóore di gaañee bu ñu xosee kenn ci daara ji ñu médiatiser ko ba gouvernement bi di ci jël ay décision pression yoo xam ne day jógee doon ay pression internationale jëm ci suñu gouvernement yi alors que dëkk yooyu nga xam ne ñoom ñooy tege pression yi sax ñoom boo fa demee fekk fa ay couche de la population yoo xam ne dañ leen a fiikum yal na yàlla barkeel
donc sëñ Njawar tey mooy suñu invité tey fii ci Juste Info donc wax dëgg yàlla réponse yi am na solo léegi xam naa ne dañuy ñëw tey ci nag léegi ci journaliste bi laay laaj tey maanaam xam ngeen ni tey am na benn photo boo xam ne tey ci réseaux sociaux yi moo ngi wër bu baax a baax internet bi gis nañ ci photo bi njiitu réew mi waaye gis nañ ci Jibril Ngom ñi nga xam ne moo nekkoon mandataire wu Yewwi Askan Wi fële ci Matam léegi photo bi lañ lay wàcceel nga jëm ñu ko commentaire ak incha allah. sëñ Ajuma xam nga photo bi dafa illustrative ci côté boo xamante ne kii di njiitu réew mi soo fekkee ne yaa ngi koy doog a découvrir bi mu nekkee chef de parti lu bari ci moom doo ko xam mais boo demee ci njiitu réew mi nga xamante ne en tant que militant avant alternance ñi ko xam defal la description ki mu doonoon ak yoon yi mu jaar ba présidentiable malheureusement da ngay xam ne Sénégal ba tey dañuy créer ay monstre politique création monstre politique nag lu muy tekki mooy dañuy fekk ay nit muy def loo xamante ne àndul ak sunu mag ñi li ñu digle sunu mag ñi ak li ñuy jàngal li ñuy inculquer sunu famille yi mooy dëggu mooy jub mooy def lu baax bàyyi lu bon te bu ñu ñëwee ci politique bi warante bi nga xamante ne loolu yëpp la ëmb mooy naxaate bi mooy fen yi mooy complot yi ni defante ay nit mooy maanaam da ngay éliminer nit ba remplacer ko ci place am loolu la ñuy def politique loolu un monstre politique ngay créer ba parti bi nga xamante ne moom bokk fa woon ndax man j'ai eu à interviewer Macky Sall ginnaaw bi ko Ablaye Wade dàqee nga xam ne boobu fu nekk lay lambari fu ñu ko mën a dégloo mu dem fa daawul xeeb kenn nag ndax moom moo xamoon lu tax daawul xeeb fenn fépp foo xamante ne danañ ko fa déglu doon na fa dem ci loolu sur le plan politique loolu la ñuy wax une bête politique dem ci ruqaat yeeg dem ci village yi dem ci sénégalais yi ñëpp mu wax ak ñooñ prouesse politique la nag quand même mais su fekkee ne loolu yëpp amul connaissance boo xamante ne ci wàllu jub la day xaw a doy waar ndax ñi nga xam ne ñoom la àndaloon ñëpp wax nañu ne ay complot yu bëri moom la doon def ak ñi ko jiitu woon ci parti politique bi waaye mujj na dem ba nga xam ne moom mooy numéro 2 bi ñoom Idrissa Seck bi ànd ak moom tey jiiñ na ko ne problème yu am yëpp ak Ablaye Wade moom joué na ci rôle bu rëy li ñuy fàtte aussi mooy Idrissa Seck ak Macky Sall mos nañ fee am problème boo xam ne ci presse bi lañ ko génnee ñu ne kër Pape Diop la ñu daje Macky Sall di raamal Idrissa Seck di ko baalu àq boobu Idrissa Seck dafa survivre ay complot yu bëri en tant que nouveau premier ministre de Abdoulaye Wade ñu jiiñ Macky Sall ne boobu dafa ñëw baalu Idrissa Seck di ko baalu àq mais lu ñu mën a xam mooy bi Idrissa Seck génnee PDS ñu dàq ko maanaam jiiñ ko liñ ko jiiñ ba tëj ko ci kaso bi Macky Sall monté en puissance jiiñ nañu Macky Sall ne complot yu bëri yoo xam ne dañ ko doon def di yàq ay der bokk na di ko ànd ak journaliste yu mel ni ñoom Ndiogou Wack Seck ca Il est Midi ci nee nañu moom mooy commanditaire bi c'est-à-dire que ni yàgg na def ay complot yoo xam ne day yàqal ñi muy defandool politique pour que moom mu avancer su fekkee nag yow ci atmosphère boobu nga màggee politiquement am ci connaissance boo xamante ne tey moo def yow tey nga nekk un monstre politique soo nekkee président aussi saa yoo jaaxlee da ngay def recours ci pratique yooyu nga xam ne pratique yi nga doon def moom moo la indi fi nga toll tey pratique yooyu moo la yóbbu ci
position bi nga nekk. Donc li ngay mën a def mooy saa yoo jaaxlee faaw nga dellu ci pratique yooyu mooy pratique gu complot mooy pratique gu nos lu yàqal ñeneen ñi pour que yow nga sortir ci vainqueur. Loolu moo waral boo xoolee mënut a organiser élection boo xamante ne dafay ànd ak clarté mënut a par exemple respecter ay adversaire politique bëggul a am opposant mooy maanaam li mu bëgg mooy toujours muy diviser. C'est dans cette division loolu moom ci lay amee ascension kooku bu doonee président de la république tamit donc genre pratique rek lay mën a def ndax waa ji ñu ngi ko jiiñ li ñu ko jiiñ matagul 2 semaines mu ñëw recevoir ko dalay won sax ne même ñi nekk ci biir palais bi ànduñu ak moom parce que genre photo yi nga xam yi yu demee nii maanaam kenn warul nangu sax mu génn moom bu fekkoon ne maanaam muus na politiquement su ou bien mu koy def parce que moo ko tey dafa bëgg nit ñi gis ko xam ne lii moom moo ko formanté lii moom noonu lay doxalee moo tax mu nangu ñu photo ko mais normalement boo dee def genre bassesse yi politiquement waruloo sax ñu koy maanaam ñu koy témoigner ñu koy photo wala ñu yëg ko da ngay def li ngay def rek noppi waaye xëy na lii tam dafa bokk ci li nga xamante ne moo di maa tey waaye doonul lu rafet pour moom mais aussi doonul lu rafet pour jeunesse bi di def politique mais aussi doonul lu rafet pour mbokk waa ji nga xamante ne moom la jërëjëf Ndiawar kontaanati nañu loolu ci sa njàngat ci photo bi nga xam ne moom lañ la dugalal di leen wax ni toujours ñoo ngi ci Juste Info ci suñu gan gu tedd gi nga xam ne mooy Ndiawar Diop di nga xam ne moo jiite Sunu Kër FM ca Los Angeles. léegi Ndiawar xam naa ne dama lay laajaat beneen question xam naa ne dem nañu léegi am nañu 40 minutes léegi li ñu desee ci ay simili bareetul léegi beneen question bi ma lay posé mooy ana yan njàngat aussi nga ñuy defal ci local yi nga xam ne ci lañ jëm ci 23 juillet incha allah. xam nga booy def ay njàngat ci wàllu politique ci Sénégal ci reñu Macky Sall neexut a dégg nag de neexut a dégg mais réalité bi mooy loolu su fekkee da ngay wax dëgg rek mooy Macky Sall ci élection locale yi nu jëm comme élection présidentielle bi weesu 2019 comme élection yi nga xamante ne ñoo ko jiitu muy bi ñuy pal député yi ak ni ñu organiser élection yi fi jaar yëpp ci wàllu bindu bi ci wàllu fichier électoral bi ak ci wàllu ñu koy organiser te jiite ko ni mu daan amee rek lay amee awma yaakaar mu am soppeeku parce que Macky Sall amul naka lañ koy waxee maanaam amul souhait organiser élection bu muy perte élection yi muy organiser yëpp ci nébulosité la koy créer mooy maanaam day fexe ba ñi nga xam ne ñoom ñooy adversaire am du ñu nekk ci position de force mukk ci wàllu distribution carte yi ak ci wàllu bindu bi foofu lay defee lépp lu muy def donc man li ma jàpp man muy sama opinion personnelle mooy les dés sont pipés mooy quel que soit alpha Macky Sall ak ñi mu àndal ñoom ñooy sortir vainqueur ci élection yi man bu ma doon am lu may conseiller ñi nga xamante ne ñoom ñooy nekk ci kujju politique bi mooy élection bu Macky Sall organise duñ ci bokk maanaam dañuy fex ba élection du fi am ba ñu nangoo mettre tous les partis ñu tolloo ci ligne de départ bi ndax boo seetloo sàcc bi xam nga fu mu tàmbalee mooy déjà élection yi la ñu génn mais dañ fi fekkoon benn fichier électoral boo xam ne ci la Macky Sall gagné Ablaye Wade te dañu ne woon élection yooyu kenn mënu cee sàcc ñu ne élection Sénégal kenn mënu koo sàcc pourquoi ñu soppi ko pourquoi ñu binduwaat changé waat ay carte d'identité loolu moo lay wane dafa teg benn machine boo xamante ne yow boo dëkkee mbëllëxee ñu jël sa carte yóbbu ko Ziguinchor wala fexe yow ba yow sa carte doo mën a voter parce que Macky Sall li muy gagné élection mooy day fexe ba ñi nga xam ne opposé nañu ci moom politique am ñooñu bañ a voter moom day empêcher ay vote boo amee jot da ngay dem xool élection yi amoon 2000 ñi bindu woon ñaata ñoo bindu ak ñaata ñoo voté nga dem xool élection 2007 ñaata ñoo bindu woon ñaata ñoo voté nga dem 2012 ñaata ñoo bindu woon ñaata ñoo voté
gis nga ñetti élection yëpp boo ko boolee moo ëpp fukki yoon ak juróom-ñaar ñi voté nag laa wax ñi voté waxuma ñu bindu de ñi voté ñett yooyu ñoo ëpp Macky Sall élection yi muy organiser day bàyyi ñëpp bindu mais doo jot sa carte bay voté mooy moom élection yi muy gagné ñëpp le minimum possible moom lay gagné xam nga élection bu ñu la organiser ñu ne la 64% des Sénégalais ñoo voté alors amul sens donc nit ñi dañuy bindu mais duñu voté parce que pourquoi voté wuñu parce que dañuy dem ci bureau de vote bi ñu ne leen seen tur nekkul ci liste bi wala ñoom fi ñu demoon ñu ne leen waruloo woon voté fii feneen ngay voté ba pare nag li xew ci élection locale yi mooy duplicata carte yi man xam naa ñu bëri ñoo xam ne yónnee nañ ma seen ñaari carte ñi nekk Europe surtout ñi nekk France ak ñi nekk ci diaspora bi ñu leen di won ne leen dañ leen defal duplicata alors que ñoom seen carte réerul am na ñu ko def ay Sénégal def ci ay vidéo mu ngi ci réseaux sociaux yi moo lay wone ne machine bi nga xam ne moom la ñu teg pour gagner élection yi am na ba noppi leneen li nga xamante ne aussi moom la def mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo rebellé wu te bàyyiwuñu parteem doon double candidature dafa mel ni benn élection ñëw yow ñu autoriser la nga présenter ñaari parti ci ñaari ay leader ci benn parti politique ñu ne ñooñu dañoo rebellé wu alors que man li ma jàpp mooy ñooñu rebellé wuñu ñooñu dañuy doon deuxième chance que bu fekkee ne am na ko ñu meroon tamit wala kii ñoom ñu samp deful liggéey bi ñoom bu ñu fortaatoo ba gañe ko à la fin dañuy dellu si waat ci parti maire bi àndaat ak président de la république bi waaw donc man daal li ma xalaat ci élection locale mooy élection loo xam ne c'est gagné d'avance par le parti au pouvoir à travers des manigances des duplicata de cartes ak des rétentions de cartes ak jaxase bindu xale yi nga xam ne xale yi demoon yëpp di bindu ji ñu ne leen yéen da ngeen di dem ci chef de quartier bi wane këru résidence wane lettre buy wane ne yow ci kër gi nga dugg mais sunu këru Sénégal yi amul kenn ku fa dëkk foo koo xamante ne day fay facture maanaam fay courant fay ndox te yooyu la ñuy vérifier nit ndax ci kër gi la dëkk soo indee lettre ñu ne la lettre bi baaxul dégg nga soo indee amuloo carte d'identité nga war a bindu pour la première fois ñu def ko très difficile pour yow nga bindu moo lay won ne kii di organiser mbir mi li mu bëgg mooy quel que soit alpha moom mu gagné élection yi te parti yi nga xamante ne ñu ngi dem ci élection yi te amuñu moyen pour contrôle amuñu moyen pour fexe seeni parti seeni militant jot seeni carte pour mën leen voteel dañuy def show nii rek te loolu day arranger ki nga xam ne moo jiite réew mi ndax opinion internationale danaan organiser ay élection opposition bi dem na def nañu du bruit pour gagner mais moom gagné na leen alors que moom ci li mu leen gagné du mbirum vote mbirum sàcc la ak rétention des cartes d'électeurs ak la non inscription des militants de l'opposition ci loolu lay liggéeyee ba nga xamante ne moom noonu lay gagné élection yi nga xamante ne moo fi jot a jàll ak yi di ñëw sëñ Ndiawar ci tontu yu am solo yooyu nga ñu indil di wax ne toujours ñoo ngi fii ci Info di dalal kenn ci ñun muy sëñ Ndiawar Diop nga xam ne moo jiite rajo bële nga xam ne moo nekk fële ci États-Unis ñu koy wax sunu kër FM Ndiawar xam naa ne fi mu nekk nii daanaka dese na ma benn wala ñaari question rek mu ubbi antenne bi xam naa ne pour 10 minutes 15 minutes xam naa ne fi mu nekk nii tey moom defal nga ñu lu rëy kon dañ lay bàyyi ak suñu borom mu fayal ñu la question bi ma lay laaj mooy gis naa ni am nga jafeñ-jafeñ ak la justice américaine ci benn waay bu la doon fexeel bëggoon laa jam ba yàlla def boobu ba léegi yaa ngi ci yoon ak ñoom léegi loolu fan la mujj tey sooñ ci mënee tënkal ci lu gàtt rek nga ñëw ak ñun ci wàll woowu li ci des nag suñu paree rek ñu ubbi antenne bi xam naa ne du ku ci am lu muy laaj rek mu bañ a sori ajjuma maa ngi lay ziyaare bu baax di ziyaare mbokk yi sama problème de justice bi ba léegi maa ngi ci nekk en appel mais bi yoon ni ma ko defaree mooy dama yore avocat yu siy liggéey pour ñu xoolaat dossier bi de A à Z ndax man li ma dal mooy fi ma doon liggéey état Californie expliqué naa ko ci benn vidéo dama doon faj benn prisonnier boo xam ne benn tubaab la buy servir boo xam ne moom prison daal la war a deewee ndax yu bari yoo xam ne da ko doon def ci lu bon ba ñu tëj ko kaso
moom nag dafa am hépatite C bi nga xamante ne da doon pikiir dafa pikiir boppam ba pare jël seringue bi nga xamante ne moom la waroon dugal ci benn bidon boo xam ne genre kees bu ndaw la en plastique foofu la ko war a dugal au lieu mu dugal ko foofu moom daf ko jël jam ko bi ma ko jamee mu ne ma da ngay am hépatite C waaye doo am malaria comme en Afrique ñu jàpp ko daanaka man ñu may faj lu mat lu mat fukki weer ak juróom-benn mooy 18 mois juróom-ñett 18 mois di ma seet chaque semaine la ñu tàmbalee après ñu dem chaque weer après ñu dem ba chaque weer ak genn wàll bi ñu gisulee ci man nag benn feebar ci laa dellusiwaat di liggéey mais nag comme que loolu dafa am ay démarches yoo xam ne dañ la ko war a fay la ñu toog nag ba mu mat ñeenti at ndeket boobu yooyu yëpp ñu ngi def ay pourparlers dem ci tribunal du travail parce que fii dafa am lu ñuy woowee tribunal du travail parce que ñoom bi ñu ma fajee ba pare xam naa xaw ma détail yu discussion yi mais daal xam naa ne ñoom ak sama avocat yi ngi doon discuter dama ragal ne jubóowuñu woon ci ay mbir léegi nag man ci laa jékki-jékki rek ñu ñëw arrêté ma bi ñu ma arrêté ñu yóbbu ma ci benn juge bi na ma ñoom dañ ma accusé ne man waa ji gaañu ma man maa gaañ sama bopp ba pare bëgg leen koo jiiñ te loolu dafa tombeek moment boo xam ne ñu ngi waroon dem tribunal du travail pour que juge bi jël décision saa ñu waree dem ci juge bi rek ñoom dañuy joxe benn alibi bi moo xam ne duñu ko def ci loolu nag laa demee ci juge bi mu wax ma loolu léegi nag dafa amoon ay pourparlers ku xam tribunalu Amérique yi dañ lay wax ne la nga nangu ne yow yaa ko def comme ça ñu wàññi ko maanaam jële ko ci crime yóbbu ko ci délit affaire bi nag jaaxal ma quoi ma ne leen man loo xamante ne defuma ko maanaam mënu ma ko négocier parce que man nekkuma ci état boo xam ne damay négocier parce que xam naa ne dañu ma gaañ te ñi ko fekke ñëpp ñu ngi fi donc awma lu ma ciy négocier ci loolu nag la ñu demee daal di def benn maanaam benn accélération bu gaaw pour def procès à ma grande surprise procès bi mooy ñoom dañoo tànn benn prosécuteur boo xamante ne moom ak juge bi liggéey nañu 14 ans wax naa ko ci vidéo bi te wane naa ay preuves à l'appui ci vidéo bi koo xam ne bëgg nga ko seetaan moom mu ngi tudd Blenhope moom ak juge bi Timothy Hollenhorst liggéey nañu ci tribunalu Riverside 14 ans avant moom ñu koy nommé juge mooy de 2004 à 2018 moom ñu ngi ko nommé 2018 juge 2019 bi mu nekkee juge nag ci lañ ko jox cas bi biñ ko joxee moom ci boppam papaam cour d'appel lay liggéeyee moom juge bi mu ngi tudd Timothy Hollenhorst papaam mu ngi tudd Timothy Hollenhorst papaam tudd Robert Hollenhorst bi nga xamante ne nag ñëw na dafa li mu njëkk a def mooy moom daf ne man du ma indi benn témoin maanaam soo jàngee mbirum droit dafa am loo xam ne moom la ñuy wax motion of elimination mooy ki lay prosécuter day seet moom lépp loo xam ne arrangé wu ko moom mu bloqué la ne loolu doo ko indi ci biir tribunal bi te loolu nag ñëpp xam nañu ne amul yoon parce que man bu fekkee ne da nga ma jiiñ ne man lii kii gaañu ma man maa gaañ sama bopp man ma war la indil ñoo xamante ne ñoom fekke nañu bu ñu may gaañ ak ñoo xamante ne amoon nañu ay antécédent ak prisonnier bi yow nga ne ma ñooñu duma leen indi pour ñooñu témoigner ci caractère prisonnier bi moom li mu yàgg def ci prison bi juge bi bloqué ma ne ma ñooñu duma leen indi ci ñi nga xamante ne aussi amoon nañu ay problème ak moom daf ci bokkoon ay infirmier mu ne ma ñooñu ñëpp duma leen indi benn infirmier la may ma indi ko te kooku Sierra Leonaise la loolu mooy benn ñu ne man donc man ni ma mën a défendre woon sama bopp mooy wane ne waa ji yàgg naa jote ak ay nit yàgg naa gaañ ay nit yàgg naa def dara ay nit loolu xañ nañu ma ko ñaar ñi nga xamante ne ñoo fekke woon man bi ma prisonnier bi attaqué di ma gaañ kenn ki c'est un Camerounais kenn ki c'est un Philippin ñu ne ñu waxloo Philippin bi pour mu wax ne gaañu ma Philippin bi ragal xam ne bu waxee loolu moom xam na ne
yàlla mën na ko cee topp ci dara parce que ñoom gëm nañoo yàlla à la fin li mu wax mooy man témoigné wu ma du ma wax luy avantage Njawar Diop mais aussi du ma wax luy gaañ Njawar Diop moom loolu la def. Cameroun nag bi nga xam ne moom fekke na affaire bi moom mu wax ci tribunal bi ne dañu ko menacé parce que bi mu njëkk a wax daf ne juge bi dañu maa menacé ne pour ma wax ne Diop affaire bi accident la moo gaañ boppam waaye demewul noonu prisonnier bi moo ko gaañ waa jooju mu ngi tudd Armstrong Tabout moom loolu la wax ci tribunal bi. léegi nag ñoom li ñu def mooy dañoo indi ay nit ñoo xam ne ils n'ont rien à voir avec le problème mais ci prison bi la ñuy liggéeyee ñooñu ñëpp ñëw ku ci nekk ñëw taxaw ne Njawar moo ne ma moom moo gaañ boppam te amul benn fait bu ñuy indi de bu ñuy wone enregistrement wala vidéo wala bind buy wane ne man maa wax maa gaañ sama bopp mais ñooñu dañuy ñëw rek témoigner ne Njawar de moom moo waxoon ne ma moo gaañ boppam ñu indi sama superviseur sama boss mu ne ma moom man maa ko wax ne maa gaañ sama bopp. correctional officer bi nga xamante ne moom moo teewoon moom dafa njëkk a ñëw bi ñu ko njëkkee laaj rek dafa wax version bi nga xam ne moom laa wax moom la Armstrong Tabout wax bi mu waxee loolu ba pare rek juge bi dafa jël break dafa jël pause parce que song nañ ko challenge ko ci bu ci nekk ci biir procès bi mu ne leen mu wax exactement li ma wax rek juge bi jël pause bi ñu jëlee pause ba reprendre mu dellu si daal ne li ma waxoon yëpp dama koy changer loolu presse américaine bi bind na ci article te d'ailleurs c'est à partir de cet article là bi nga xamante ne américains yu bëri xam nañu léegi cas bi nu mu demee ne dañuy complot contre un africain parce que moom un noir la bind ci la ñoom ñu jëlee seen ay presse parce que ñoom tam dañoo am ay presse parce que affaire bi nii assurance bi la ak état bi parce que ñàkkul ne alal bi ñu ma waroon fay dafa bari ñoom ñëpp ñu bind benn infirmier moo def fraude moom moo gaañ boppam dem wax ñii lii après mu ñëw changer version yi pour am xaalis nangam sangam ñoom ñu bind ko ñoom ñëpp ci presse bi ci à partir de benn article boo xam ne dañu bind article bi ne benn infirmier lañu find guilty mooy maanaam moom la ñu trouvé coupable bi après correctional officer bi mooy naka lañ koy waxee pénitencier bi changer version fait ndax dafa ñëw wax benn version boo xam ne moom ak infirmier bi ñoo ànd mu dellu si nag daal di weddi boppam loolu article boobu la ñu bind le 9 septembre à partir du 9 septembre nag ñoom nag ñu commencé xam ne opinion bi nan la leen juger ñuy sànni ay information yu leen neex ci man pour que ñoom duñu leen blâmer lii mooy li nga xam ne moo xew bi loolu xewee sama avocat def appel bi mu defee appel dafa mel ni daf ko def mercredi parce que mu ko defoon le mercredi su ma juumulee le 3 mars lay doon le 8 mars lundi bi ñu rejeté appel bi biñ ko rejeté nag ci laa def man automatiquement man maa def ay recherche ma defee ay recherche ci laay doog a gis ne juge bi nga xam ne moom moo rejeté appel bi moom ak papay Timothy Hollenhorst ñoom ñoo liggéey depuis 1989 ba bi papa ji retraité en 2018 ñoom ñoo doon liggéey te ñoom ñoo doon toogandoo ci même cas yi di ko étudier ma ne donc moom day jàppale doomu collègue am ci erreur judiciaire yi nga xam ne def na ko ak sañ-sañ yi nga def pour jàppale collègue am mu gagné cas bii nii parce que li nga war a xam ci États-Unis mooy plus de cas nga koy gagné plus ñu defe na yow tu es un bon prosécuteur ñoom ci la ñuy jaare nag ba def le juge mooy maanaam cas yi ngay gagné dañ koy accumuler donc ñoom li ñuy wut mooy performance te performance yi ñuy wut yëpp mooy ci nit ñu ñuul ñi lañ koy wutee ak hispanique yi te loolu moo may yóbbu ci xeex boo xamante ne depuis lors maa ngi koy xeex damay def ay vidéo damay bind ay article tey boo demee ci njawardiop.com di nga fa fekk ay article yu ma bind yu bari di dénoncer justice bi ni muy doxalee Amérique nit ñu ñuul ñi 12% lañu mais boo demee prison ñoom ak mexicains yi nga xamante ne 18% lañu ñoom ñooy occuper prison yi des fois jusqu'à 80% de la population carcérale ça veut dire que ñoom minorité yi ñoom ñooy majorité dans les prisons ak jeel yi te loolu amul sens ci loolu laay yëngatu nag di ci bind ay article di ci def ay vidéo di ci def ay audio di ko xeex parce que bu ko ñëpp dénoncé xëy na dina am lu muy changé ndax dëkk bii nii amoon na ay jamono
nit ñu ñuul ñi ak nit ñu weex ñi bokkuñu fu ñuy toog waaye léegi ñëpp jaxasoo nañ nekk benn donc xeex rek mooy liberté mooy libérer Amérique te ci man ci loolu laa nekk des fois dañ may invité ci ay rajo ma ciy wax sama xalaat am na avocat buy animer ay émission daf may invité ma ciy wax sama xalaat te parce que Amérique moom day xëy di dem ci yeneen réew ñi di leen wax naan li ngeen di doxalee baaxul alors que ñoom seen propre réew ñi nga xamante ne duñu ay tubaab ñoo fi gën a sonn ajjuma mais cas bi jeexagul pour l'instant daal li nga mën a jàpp mooy man la ñu trouvé coupable maa ngi xeex pour wane sama innocence maa ngi xeex pour rétablir la vérité loolu nag mu ngi may coûter beaucoup d'argent ak beaucoup de mon temps mais nag du ma décourager parce que xam naa ne man maa nekk ci yoon te xam naa ne yàlla yoon rek la bëgg maa ngi koy ñaan moom suñu borom mu may ma ndam ci xeex bi nga xam ne ci laa xeex. question bu mujj bi mooy Njawar bi nga xam ne da doon faral di toog su toogee studio mooy laaj tey moom ñu koy laaj tey lan la sentir ci laaj bi ñu koy laaj tey waaw loolu daal bëggoon naa ko xam waaw léegi nag ñoo ngi ubbi antenne bi léegi su répondre rek. salaamaaleykum ajjuma waaw xam nga nag man maa daan laaj question mais boo gisee man ma mën a laaj man damaa mos a mën a laaj waaw ba ma daan jàng damaa mos a mën a laaj man dama daan laaj sax sama ay professeur yëkkati sama loxo pour laaj mais duñu ma jox kàddu gi wala dañuy bàyyi jox ko ñëpp doog a mujjee ci man parce que professeur d'habitude dafay bëgg ku koy laaj mais man damay laajte daanaka ba ñu jéppi ma ba doonuñu bëggati ma laaj parce que dama bëgg a xam dama mos a bëgg a xam damay wut xam-xam donc tey sentiment bi ma am nga may laaj may tontu rëyul ci man ndaxte damaa jàpp ne da nga may yëkkati rek da nga may yëkkati ndax jàpp naa ne aw ma xam-xam ba ñu may war a soxla fenn sax di ma laaj waaye yow yaa baax rek di ma jox honneur di ma dajale ay mbooloo ñu may déglu mais boo gisee man may laaj nit ñi mooy dem ba léegi nii damay bëgg a xam damay bëgg a xam nit ñi ban état d'âme la ñu nekk damay bëgg a xam nit ñi lan mooy doon seen motivation dans la vie damay bëgg a xam nit ñi lan mooy seen ambition ci àdduna bi situation yi vivre naka lañ koy vivre ma comparer ko sama bos mën ngaa jàpp ne man li may laaj yëpp bala muy jariñ auditeurs yi man lay njëkk a jariñ moo tax li may def ma sawar ci lool waaw moo tax ma bëgg ko moo tax mu neex ma waaw mais bu ma demee tey nag ba ñu may laaj damay wax toujours sama aqulaay taala damay indi yàlla teg ko sama kanam man li ma gëm moom laa lay tontu nii mais nag cela ne veut pas dire que ni man li ma lay wax moom mooy dëgg gi que ni ñëpp dañoo toor man li ma wax mooy dëgg gi mooy maanaam ni ma gisee sama vision politique moom mooy yoon bi que ni ñeneen ñi nekk ñu ci yoon waaye même bu fekkee ne damaa réer sax man loolu laa gëm ne mooy dëgg moom laa gëm moo tax may défendre sama ay idée bëggoon nag ñu dëkk ci réew moo xamante ne sénégalais yëpp dañuy tolloo chance devant l'opportunité malheureusement c'est pas le cas ay favoritisme ay mbirum xarit ay mbirum club ay mbirum cercle ay mbirum région ay mbirum diine ay mbirum askan loolu la ñuy véhiculer ci réew mi ay mbirum deret ba nga xamante ne koo ci bokkal loolu rek ça dépend ci degré bi ngeen bokkee moom nga koy joxee ay jàppale ci réew moo xamante ne li nga occupé yow moomuloo ko ñëpp ko moom waroon nga koo jox Sénégalais yi sans distinction de race ni de religion ni de région dégg nga ni de croyance religieuse ou même de sexe loolu yëpp daal man mooy li nga xam ne moom laa gëm may ñaan toujours rek yàlla yóbbu ñu ba Sénégal ñu koy gisee noonu mais aussi même Afrique sax ñu koy gisee noonu xam ne ñun ñëpp ñoo bokk der bu ñuul gis nga tey boo amee problème Amérique dañuy fàtte sa nationalité nit ku ñuul lañ lay woowee nit ku ñuul ndax man su may dox fii ci Amérique tant que commencé wu ma wax ba ñu gis sama accent bi du ñu xam ne dëkkuma ci réew mi ndax maak ñoom ñoo bokk nu ñuy solo ñoo bokk oto yi ñuy dawal ñoo bokk dëkku waaye ñi dëkk donc doo mën a su ma solo lay yor olof doo ma mën a ràññee mais bu ma waxee ngay doog a xam ne dëkkuma fi loolu moo lay wan ne donc couleur bi nga xam ne moom la ñu bokk muy nit ku ñuul ki dañ ko war a fonk di ko jiital nag di ko toppatoo ndax fépp foo dem ci àdduna bi dañ leen a xeeb soo nekkee Afrique nag dem Europe pour la première fois xamuloo réew mi ni muy doxee da ngay naan tubaab yi ñoo baax alors que
bala ngay xam ne tubaab moo doy waar wala occidental yi weex yi ñoo doy waar mooy opportunité taxaw parce que ñoom sax daanaka seen racisme bu ñu leen di wax c'est devant l'opportunité ñoom dañoo bëgg bu opportunité taxawee ñoom seen race serviru ba pare balaa décide bi ñu koy jox keneen bala ñuy bëgg africain rek mooy africain bi limiter ses ambitions mooy maanaam nangoo nekk dof seen kanam wala mu nangoo tuuti ambition ba nga xam ne ñoom lu ñu jël ba desal jox ko bu boobaa lañ lay accepter ne kii moo baax te loolu booy doog a ñëw ci réew mi da nga koy expérimenter parce que amuloo ambition mais boo demee ba jàng ci réew mi commencé fay liggéey am ay opportunité am fi ay kër am fi ay oto sa doom juddoo fi nga jàngee fi sa service nga bëgg a nekk chef bi ci ngay doog a xam ne ñii dañoo siis waaw ñoom yàlla da leen bindee noonu quoi da leen bindee ñu siis bëgg ñoom lépp lu ñu am ñoom ñoo koy ëppalee mais nag bu ñu demee ba desal moom ñoo fi gën a généreux waaw ñoo fi gën a généreux moo tax ndimbal yi ñuy dimbal sax mooy ñoom bu ñu servir woo ba noppi la après leneen ci des seen yoon newu ci quoi mais bu dee lu bees moom lu génn lu baax ñoom ñoo bëgg a jiitu ba pare. asalaamaaleykum wa rahmatullah Cheikh Adjuma maa ngi lay jaare bu baax di nuyu ñëpp di jaare Njawar di jaare ñi ci panel bi ñëpp rek waaw man nag maa ngi tudd Tafa Gaye Sylla nekk fii Bristol Angleterre waaw maa ngi doon déglu waxtaan bi vraiment am na solo c'est vraiment neex na quoi enjoy nañ ko waaw Cheikh Ndiawar man nag damay laaj quoi parce que comme li nga wax ci Macky Sall parce que vraiment ni nga ko waxee nii président man noonu laa ko xalaate te noonu laa ko gisee aussi ci sama xalaatu bopp mais man li ma jaaxal mooy ban solution lañ mën a def ba mën a changer affaire yi wala ñu mën ko gagner parce que man dama gis ne bu ñu continuer nii duñ ko mus a gagner parce que comme li nga wax man damaa gëm ne luñ mënti defit day gagner parce que da koy sàcc te ni mu koy sàccee kenn du ci mën dara comme ni mu demee woon rek la demee parce que élection yi passé ñu bëri d'accord nañ ne dañ ko sàcc waaw léegi nag man may laaj ban solution lañ mën a def ba man fi jële lii nga xam ne si ni moo fi nekk te mënuñu ci dara te chaque jour ñu ci teg suñu bët te mënuñu ci dara waaw man daal loolu moo doon sama question maa ngi jégalu nag maa ngi jégalu ñëpp incha allah jërëjëf asalaamaaleykum Serigne Moustapha Gaye Sylla waaw sa question bi am na njëriñ trop xam nga nag loolu nga laaj mooy naka la ñu mën a def pour contourner loolu xam nga lu bon saa yu sampee tànkam ba dugg ci suuf ba dëgër ba doon ab garab da nga koy jël illustration garab rek bu nekkee garab gu ndaw saa yu la neexee mën nga ko sempi fa mu nekk sampaat ko feneen waaye bu demee ba taxaw ba dëgër pour que nga sampi ko faaw mu am ay yàq-yàq ndax des fois racines yi moom mooy dugg ci suuf xëy na defaroon nga sa dër soo ko bëggee buddi garab gi faaw nga toj maanaam dër boobu nga defoon léeg-léeg sax mën naa dem ba dugg ci suufu kër gi nga xam ne bâtiment bi daanaka benn côté bi dañ koy mujj daaneel pour defaraat ko noonu la lu bon lu ñuy samp ci réew mu doon un système noonu la mel te système dara du ko dindi loo xamante ne du am ay gaañ-gaañ mënta ne américains yi dañoo bokkoon ci biir Angleterre mu coloniser leen comme ni ñu France coloniser woon ñu leen di laaj ay taxes yu seer yu metti lu ñu liggéey daanaka bala ñu koy bànneexoo fay ko waa Angleterre ay taxes ñu daal di dajaloo booloo daanaka seen révolution américaine bi ñuy wax de 1776 di ko waral mooy bañ a fay ay taxes ak exploitation comme li nga xam ne tey moom la ñu France di def mooy maanaam or bu ñu am français yi lay bénéficier bu ñu amee lekk gu baax France lay bénéficier wu ñu dem ba nga xam ne sunu président bu ay entreprise française amee ay problème pour mu bañ ñoom ñu tëj moom moo leen di jox ay corvée sunu réew léegi nag loolu mënuloo koo faj te du am révolution te du am xeex te xeex ku ko wax bakkan dina daanu ku ko wax
traumatisme dina am waaye buñ ci jógee tey seen réew gis nga ko moo doon numéro 1 seen révolution boobu ñu bari dee nañu tey boo ko waxee Sénégal dañuy wax ne da ngay def l'apanage de la violence waaye yëfu saay-saay yi nga xam ne Macky Sall mu ngi koy def ci réew mi ba mu mat juróom-ñeenti ñaata la matagum léegi 2012 ba léegi nii boo ko xoolee ñu ngi 2021 donc 9 ans mu koy def loolu maanaam dafa dëgër donc boo dee wax loo xam ne dafa bëgg dindi loolu faaw mu am dóorante faaw mu am xeex malheureusement faaw mu am ñu ci faatu ndax ñoom ni ñu gëmee ne lii mbundaandaat gu neex gi ñu nekkee ak ñi ñu àndal bëgguñu koo ñàkk su leen jaralee seen bakkan rek te jaral bakkan ñi nga xamante ne ñoom dañoo ñàkk te bëgguñu lii xew fi faaw mu am ñu gaañu léegi nag ku yaakaar ne ci ay négociation lañ koy amee da ngay nax sa bopp mënta ne parce que système bu ñu teg parce que dañoo fay fekkoon benn système bu bon maanaam ñu def ko mu yées ñeneen ñi nga xamante ne ñoo bokkoon système bu bon bi dañ leen a recruter soppi leen di leen jox ñoom it ñuy bénéficier ci système bi donc même personne yi nga xam ne ñoo doon bénéficier ci système bu njëkk ba tey ñoom ñooy bénéficier ci système bi fi nekk loolu moo li nga xam ne mooy xew léegi nag loolu pour dindi ko waa parti bi nga xam maa ngi jégalu parti bi nga xam ne moom la ñuy woowee Pastef mu ngi ciy def benn xeex même bu fekkee ne man 100% ànduma ci ni ñu koy defee ànduma ci ndax bëggoon naa ñu am loo xam ne dañu koy leeral waaye ñoom ni ñu koy defee pour jàmmarloo ci yoon woowu rek la ñu ko mën a jaaree ngir soppi parce que ki nga xamante ne moom moo jiite réew mi daf ci ànd ak détermination parce que dafa xam ne nous avons une armée républicaine une police républicaine am gouvernement boo xamante ne quoi qu'on dise ñi gouvernement bi employé quel que soit alpha parti politique biy jiite ñoom vraiment c'est une administration républicaine loolu nag nga xam ne xam na ko moo waral bëggul bàyyi mu jàll léegi nag il faut que am ñoo xam ne ñooy jàmmar looloo ñooñu ba mu xam ne moom li ko jaral pour moom mu continuer di dominer les autres ñooñu tamit loolu la leen jaral pour ñu libéré wu ndax fii ak ñun lépp lu ñu am lu baax France lay njëkk a servir ba pare ñun ñuy jóg a jël desit ñun du ñu mës a dund à l'aise dans nos pays malheureusement ça ne se passe pas seulement au Sénégal ça se passe presque partout en Afrique francophone dëkk yi nga xamante ne France moom moo leen jiite. léegi nag lii solution bi mooy liggéey à la base pour informer mbirum élection yi mënoon nañ koo régler bu yàgg bu fekkee ne élection yu mu organiser duñ ci dem mais ñu continuer di xeex xam nga xeex bi nag dafa bëri manière am na xeex yoo xamante ne da ngay traumatiser ñi nga xamante ne moom président bi dañ koy traumatiser parce que président bi moom ci wàllu boppam mën na am sécurité bu koy sécuriser mais mënul am sécurité boo xam ne dafay sécuriser ay njabootam te loolu mars wane na ko ndax mars fépp koo xamante ne ànd nga ak Macky Sall képp koo xam ne mbokk Macky Sall nga soit taal nañu sa kër soit terroriser nañu lañ ba ñoom ñu génn réew mi loolu nag bu doon continuer dem crescendo Macky Sall dina xam ne réew mi ni mu ko bëgg a jiitee baaxul day li mu yenu woon da koy wàccee soit da ngoo nekk président wu tous les sénégalais soit mu dem bàyyi ñu ak sunu réew malheureusement nag bi ñu xamee ba nga xam ne jekku nañu ko am na ay facteurs yu entré en jeu ba ñu arrêté pas plus tard qu'aujourd'hui l'a invité un colonel de l'armée un ancien colonel de l'armée ñu koy wax Abdourahim Kébé mu nekkoon attaché d'ambassade attaché à la défense auprès de l'ambassade du Sénégal à Washington nee na am na ay informations yu wóor yoo xam ne Macky mu ngi doon capituler ba ñu doon seet armée française di seet yan yoon la ñuy jaar pour rapatrier ko mu génn réew mi malheureusement ci loolu la xew Macky Sall donc xamoon na ne violence su masse yi amatul contrôle ci réew mi léegi nag loolu mooy malheureusement c'est malheureux de le dire mais yu demee noonu mooy tax Macky Sall xam ne réew mi moomu ko réew mi nit ñi justice sañu bëgg nit ñi dañu bëgg a tolloo chance devant l'opportunité malheureusement loolu mooy li nga xamante ne moom moo ñuy mën a soppi mais toog mais da nga bëgg lépp dox
te nga daje koo xam ne dafa gourmand te bëggul a bokk dara ci réew mi, bëggul am adversaire, malheureusement lenn rek moo koy faj mooy une révolution te sénégalais yi ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas prêts pour cette révolution. ndax boo ko dee wax sax fu mu toll nii mën nañu la indil ay problème wax la affaire attentat à la sécurité du pays, à la sûreté de l'État et tout ça, alors que moom buy agressé nit ñi kenn ñemewul wax, kenn nangoowul wax, ndax dafa jël justice bi di ko instrumentaliser. Yàqal na Karim Wade adversaire politique am la woon, yàqal na Khalifa Sall adversaire politique am la woon, mu ngi jaar ci yoon pour yëg a yàqal Ousmane Sonko ak Barthélémy Diaz. ñeneen ñi nga xam ne nag ragal nañu te ñoom jàmm dañoo bëgg di noos te duñu ñàkk, ñooñu ñëpp ànd nañu ak moom wala ñu tëj seen làmmiñ. loolu moo tax li koy faj malheureusement neexu la wax mais lu metti la, mais loolu rek mooy solution bi. du ay waxtaan parce que Macky Sall fonkul kilifa diine yi, nee na c'est des citoyens ordinaires. Macky Sall fonkul sunu kilifa aada yi parce que nee na ñoom it kurus du faj dara, dégg nga, nee na du sunu kurus yi moom mooy faj. moom li mu gëm mooy am na ñu koy défendre, alalam nekkul ci réew mi, ma nga bitim réew, am na kër Amérique, c'est un citoyen américain, te ay doomam dëkkuñu Sénégal, ñu nga dëkk Amérique. yooyu yëpp entraîné en jeu ba nga xamante ne moom jàpp na ne amul benn kilifa boo xam ne mën na la rus. donc léegi ban négociation la ñu mën a def boo xamante ne Macky Sall dina déglu pour une solution pacifique. man gisuma ko, mën naa juum nag. jërëjëf sëñ Ndiawar, vraiment kontaan nañu lool waaye ci dalal la, vraiment yal na yàlla fay la, yal na yàlla yëkkati sa martaba bu mu gën a kawe. vraiment gis nañ ñu ubbeeku bi nga ubbeeku aussi pour wax ak ñun, te ñu kontaan ci lool waaye ñoo ngi ubbi aussi bunt bi ku ci am lu mu lay laaj rek te mu doon lu gàtt aussi. incha allah jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatulah waa Info Juste, maa ngi nuyu ñëpp di leen ziare di leen jox seen yéeguwaay macha allah di fekk si bunt bi tonton Adjuma, di nuyu sëñ Ndiawar moomu, di nuyu membre bu panel bi yëpp. man da Nogay Jaay dëkk madame ba dëkk fa maam élage macha allah. di gërëm tonton Adjuma bu baax a baax moom mi ma ajouté ci groupe bi. Vraiment information yi am na solo, dama yéex a taal sama connexion nag, maa ngi teewlu message yi, mais dama ne woon naa nuyoo rek saafonteek yéen macha allah, ñu xam ni maa ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax, di wax ni am na importance trop pour nga xam li nga xamante ni mooy daw ci sa réew ak yeneen i réew, ku la ciy jox information pour yee la ak gindi la nga xëppi sa bët di xool fu baax, kooku mën loo ko fay. kon tonton Adjuma ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal ñi ci panel bi ñëpp macha allah, di leen jox seen yéeguwaay. xam naa rek d'ici demain laay wax ma mën a wàccee message yi, mën a comprendre bu baax a baax maa ngi leen sant leen gërëm bu baax a baax. merci beaucoup. jërëjëf mbokki Juste Info, di santaat bu baax a baax suñu gan bu tedd gi comme ni ma ko waxee woon PDG Ndiawar Diop bu sunu kër FM fële ci États-Unis Amérique. di ko santaat mu nekkoon suñu gan tey, yàlla fay ko, vraiment kontaan nañu lool. tey ñoo ngi fii arrêté émission bi ba beneen yoon. di santaat it suñu mbokk suñu xarit suñu doomi ndey fële ci Angleterre Bristol muy Tafa Gaye Silla, moom it ñoo ngi koy sant bu baax di ko gërëm. di santaat it Nogay moom it Sénégal ci kanam, di ko santaat bu baax, gis nañ ni moom it dugg na muy lu am solo, yàlla fay. kon xam naa ne dañuy tàggatoo fii rek ba beneen yoon incha allah. dinañ amaat yeneen gan su neexee yàlla. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.